خلي يا ربنا والظالم لاما وهو للخلق رحمة وشفاء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء متى ولات سماء. asalaamaaleykum mbokki internet yi seetaan à travers info Rewmi tey nag ñu ngi fii Kaolack Ndangaan ñëw ci quartier bi nga xam ne moom moo tudd Kasnack tey nag ñu seet si ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Thiam ñu gën koo xam ci butiku Laye. Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa info Rewmi di nuyu mbokku internet yëpp di leen siyaar di leen dalal ci gàmmu gi acca bismillah. ok Laye boutique ñu gën laa xamee ci maanaam butiku Laye tey jii nii ñu ñëw nii si fi nga xam ne moom mooy gàmmu bi Medina Baye ñu bëggoon a xam ana nan ngay waajalee li nga xam ne moom mooy gàmmu bi. waaw mbégte mu rëy parce que waaw ñun loolu dañ cee juddu yaru ci màgg ci mooy bis bu mel nii bisub yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy gën di mindeef bu ñëwee mbégte mu rëy lañ ciy demee donc dalal gan yi suñu xarit yi suñu am di jàmm yi àndandoo feete ko parce que dara gënul màgg ci ñun loolu donc welcome to Kaolack ñi nga xam ne ñoo jógee fépp ci àdduna bi around the world ñi wër Sénégal njaay ak Africa beeg yëpp donc voilà gàmmu oblige incha allahu rabbi ñu koy defee fële ci Medina Baye Kaolack nag ñëppay gàmmu kër kilifa diine yi bëri nañ mais fii li ci gën a fës mooy kër Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye donc welcome to Kaolack ñu gàmmu incha allah. Abdoulaye Thiam ñu gën laa xam ci butiku Laye ana lan moo waral butiku Laye boobu noonu. waaw pourquoi le nom de butiku Laye mooy je suis un vrai boutiquier parce que parfois da nga laaj ci gars yi naan la saa waay est-ce que boutique bi ngay tourné yaa ko moom wala nangam parfois damay wax ne li may def ci ay chronique bu fekkoon damay abbu boutique war naa soof borom mais dañu am boutique suñu buntu kër sama yaay moom ko donc voilà ñun ñi ay doomam képp koo xam ne am nga temps rek nga dem jaay ko amul koo xam ne kuy gérer boutique bi gérant fixe quoi donc ku am jot rek nga dem dama doon am jot ñëw toog ci boutique bi di jaay. man aussi la musique c'est ma passion parce que def naa ko bien avant boutique bi quoi donc su ma toogee ci boutique bi gisuma client ma def samay freestyle donc di joxe sama point de vue selon l'actualité donc sénégalais bu ñu lay wër dañuy def le boutiquier rappeur wala nangam bon ñoom ñoo ñu soufflé tur boobu sax quoi enfin ñu officialiser boutique Laye bi quoi mais mon nom ci game bi avant Niga Laye la woon quoi mais boutique Laye bi lañ gën a officialiser parce que moom la sénégalais yi gën a xam. ñu gën laa xam ci chroniqueur nga ngay génnee son yoo xam ne son ay images de sensibilisation lay doon. lan moo lay inspiré à ce que yow ngay génnee loolu noonu di nga xam ne moom mooy actualité bi nga xam ne da nga koy inspiré wu di ko génnee son clip ay son. bon parce que dama gis ne société bii nii dañu soxla ku leen di sensibiliser parce que ñu ngi gis lépp ci Sénégal li laaxoog li feeñ seulement l'internet est venu gën a fësal yenn mbir yi. donc mu leer ma ni par exemple tey bu la yàlla defee nga doon célébrité da nga am benn part de responsabilité bu dee parce que wax naa ko buzz de responsabilité la chaque jour ma wax ko yàlla suñu borom mooy tànn ay doomu aadama fësal leen donc bu la fësalee te nga gis ne yow société bi ngay dund dafa am ñu feebar bu la yàlla mayee tuuti xel war nga mën a góorgóorlu ci côté boobu donc ñun suñu objectif yëpp mooy sensibiliser quoi te loolu aussi c'est le rôle d'un artiste voilà peut-être yéen artistes ñooy nelaw rek. mais man sama objectif mooy contribuer au développement de ce pays là selon sama liggéey comme yàlla loolu la ma jox donc lépp loo xam ne war naa ci dugal sama kàddu pour dimbale sama askan pour dimbale par exemple cette jeunesse là pour dimbale les enfants pour un Sénégal meilleur man dama koy def quoi c'est ça. da nga koy def ñu gis ne yow da ngay sensibiliser positivement. ñu gis ne jamono yi ñu toll nii réseaux sociaux yi dañ koy utiliser comme maanaam une arme de combat. di ko utiliser pour wëli pande secret jàmbur yi. di ko utiliser pour defante ak yeneen yi an lan nga ñu mën a wax ci loolu Laye. waaw ñàkk iman ñàkk ihsan ñàkk gëm-gëm ñàkk foi ñàkk éducation parce que tey bu fekkante ne judd nga ci kër am ay parents yu baax ñu yar la fañ la war a yaree nga bon le Sénégal est une république laïque quoi mais muy li fi nekk ci côté religion yëpp chaque jour ñu ngi tàggat doomu aadama yi gisuma par exemple ci li fi ne ñoo xam ne oote nañ ci yoonu bon quoi
donc man mënu ma ni par exemple gëm nga diw gëm nga sëriñ bi bu wootee mu jaral la nga takk def sa xaalis dem te la mu lay digal ci lu baax yow mënuloo ko def mais boo fi bàyyee sax par exemple say waajur li ñu la yaree ci lu baax au moins war na am une personne à côté boo xam ne peut-être gëm nga ko foi la mu lay teg ci yoonu siraatal mustaqim mais loolu moo ñàkk Sénégal amul gu mu foi c'est-à-dire que dañuy dem ne engouement la rek quoi boo xoolee ci yenn manifestation religieuses yi léegi dañu bëgg a dem pour dem rek quoi demuñu parce que iman la demuñu parce que dëgg-dëgg ngëm gi leen gi ñu jëli foofu tey moom moo tax quoi moo tax mbon gi bëri ci réew mi nii donc internet bi chaque jour ma ko le pays en guerre te kenn xamu ko ñu ngi saagante ñu ngi xastante ci côté yëpp côté politique côté confrérie te loolu vraiment c'est désolant pour le Sénégal quoi donc ñun li ñu war mooy chaque jour que jëfee di sensibiliser doomu aadama yi kën leen du nii parce que fii rien ne s'efface et que du kër àdduna du kër ku yaakaar ni kër da nga juum maa ngi profité di jaale waale Mbaye Sapar yàlla na ko yàlla suñu borom yërët xaru àjjana exemple la pour les célébrités au Sénégal feebaru bon gis ñun ñëpp ñoo ci yemandoo dañoo xëy rek ñu ne ñu nekkatu fi tey boo demee ces archives boo xoolee le pays 24 heures 72 heures yi foo taal Mbaye Sapar ngay gis tey bu fi defoon lu bon aussi même chose lay doon donc alerte la pour ñëpp nag ci côté bépp les tiktokers les rappeurs sama mbokk yi les mbalaxmaan tout donc nañ fexe mu nice ndax bu ëllëgee bu ñu fi jugee mu mën a clean quoi. est-ce que mën nañ xam comme par exemple ban solution lañ mën a apporter pour li nga xam ne moom mooy ñaawteef yu bon yi nga xam ne moom ñu ngi koy def ci réseaux sociaux yi mu dakk. waaw c'est parce que d'abord damay wax benn affaire Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne ñi warta wax ñoom ñooy wax ñi war a wax noppi. dama déggu almaxtub muy wax ne ki warta wax te xaalis tax muy wax dañ ko dajaleel xaalis fay ko mu noppi ki war a wax tax xaalis tee koo wax nañ dajale xaalis fay ko mu wax mais je suis désolé au Sénégal tey ñi gën a jox baat bi. ce sont des gens yoo xam ne qui n'ont rien dans la tête donc man mënu ma gëm ne par exemple en fait lan ngay toppee célébrité quoi donc c'est bien beau de se divertir mais aussi mu bañ a doon loo xam ne dafay génn suñu culture dafay génn suñu religion dafay génn loo xam ne en fait du suñu réalité dëkk quoi donc ñu xoolaat bu baax yan doomu aadama lañ mën a suivre quoi mais je suis désolé au Sénégal donc ay doomu aadama yu ñu suivre yu ñu jox buzz bi c'est des gens yoo xam ne mënuñ apporter le Sénégal que daal comprendre nga te loolu aussi ñi ko war a jihaat mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan mooy société bi donc avant ngay cliquer ci dara xoolal exactement lan la mën jural quoi chaque jour ma wax ko am na benn âge bu ñu am même bu dee dañoo inconscient peut-être xëy na fi muy reflété wu mooy les enfants suñu doom yi war a ñëw parce que man aujourd'hui li tax may xeex combat yi dama ne li sama papa ak sama yaay li ñu def ci man gëw ma ne nit mën na ma changer ci kaw suuf mais su ma gisee ne man nit mënu ma changer ba tax ma noppi mais est-ce que samay doom rëcc nañ kon donc c'est le combat de tout un chacun donc voilà nañ arrêté di promouvoir la médiocrité loolu rek moo tax en fait affaire dara mënul dem quoi xale yaa ngi yàqu dëkk bi bëri violence da ngay ree ba tas quoi waaw. parfois ñuy dégg ne ñenn ñi dañ leen di fay pour ñuy taxaw ci réseaux sociaux yi di saaga waate wala di wax yenn ñaawte si est-ce que yow mosuñu laa maanaam proposer à ce que yow nga wax yenn yi ci li nga xam ne moom mooy à travers les réseaux sociaux. man ku ma xool xam ne d'abord aw ma kanam gu ñàkk fayda parce que doo ma gis lu ñàkk fayda man bu dul laay doo ma gis lu ñàkk fayda parce que dafa am yoon bu ma jël di ko prôné tey boo demoon ba sa xel daj ne xaaral ma def la waaj lu ñàkk fayda boo xoolee samay œuvre xam ne kii dul ku ñàkk fayda parce que doomu aadama parfois dañ koy gis sa kanam rek pour ñeme la quoi man doxuma ci lu ñàkk fayda je le dis haut et fort je suis incorruptible damay xeex pour sama askan damay xeex pour sama société te loolu dañ ko def ci man à bas âge kon donc dafa am doomu aadama yoo xam ne tey ba ci politique da ngay gis ñoo xam ne par exemple dañ leen dajale teg leen ci réseaux sociaux yi pour ñuy wax ay affaire yu ñaawteef mais nañ xam ne c'est-à-dire que dëkk bi lañu yàq rek dafa am benn mag bu doon wax ne nan la ñuy def ba dëkk bi mën a jag suba waa ji ne ko da ngay jël ndaw ñi nga génne leen ba mag ñi jóge fi mais dëkk boo xam ne par exemple bu ñu gisee ay mag ay responsable di def naka su dul noonu mais ci xale yi lay reflété wu rek donc voilà pour réew mi mën a baax kon fokk mag ñi wane de très bons exemples mais Sénégal je suis désolé parfois nga gis mag moo xam ne leer na la kii am na ay sëtaat di wax ay bêtises yoo xam ne au Sénégal je suis vraiment désolé. ñu gis ne jamono yi ñu toll nii li nga xam ne moom mooy mbiru passeport diplomatique dafa def mën naa ne moom mooy actualité si jamono yi ñu toll nii. ñu gis ne yow si mbiru actualité ngay wax. te jusqu'à présent dégguñu benn yoon nga wax ci li ni mel na lan moo waral loolu. waaw xam nga parfois dam ay faits yu am ma mën a def acte dose par exemple pour wax ne fekk nañ diw ci lii jàpp nañ diw li ñuy jiiñ diw bu dee moom moo ko def du lu baax
mais aussi nañ fexe ba bu ñuy def ñu def benn justice bu équitable parce que loolu la ñuy wër. aujourd'hui lu mel ni sama mbokk rappeurs yi muy Kilifeu ak Simon maa ngi leen di masaw parce que ñun ay jullit lañu suñu gisee nit ku am problème du luñ koy yéene te dañ ko koy masaw mais chaque jour que jëfee man maay xeex injustice bu ñu bokkee ndey ak baay sax damay jàpp ne tey bu fekkante ne la nga def méngoowul ak li yoon di digle damay wax ne que justice soit faite point barre waxuma ko parce que dama bëgg mais bu fekkante ne man mënuma doon naafeq parce que mënuma di xeex injustice ba pare tey ñu jàpp koo xam ne dafa jege ci man ma ñëw ni nanga mais li may ñaan rek mooy réew mi képp ku fi def loo xam ne méngoowul ak la ñuy digle nañ la teg ci yoon loolu mooy tax dëkk bi mën a jag tey ak suba mais aussi ñu ñaan justice mu def justice bu équitable tey boo gisee ñu bëri wóoluñu justice bi parce que dafa am yoo xam ne dafiy jaar te c'est anormal du yoon mais nag Sénégal ñoo xam ne ñun ñoo ko bokk du ñu bëgg benn justice boo xam ne day jaar yoon et équitable mais nag ay problème mu diw ak passeport ak lii ak nangam dëkk bi ñu nekk je le dis haut et fort képp koo xam ne def nga loo xam ne méngoowul ak li yoon di digle na la yoon teg ci yoon li ci des nag mooy ñi nga xam ne comme ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk Kaolack gi ñoo bokk koñ bii nga dégg à 100 mètres 200 mètres mooy seen kër yàlla na yàlla suñu borom teggil leen nattu boobu ci barke borom gàmmu gi incha allahu rabbi mais injustice boobu ngay wax noonu est-ce que nekkul moo dal li nga xam ne moom mooy Kilifeu Simon ndax boo seetloo ci wàllum vidéo moom moo tax ñoom ñu jàpp leen alors que ne ñële dañ leen maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi nga xam ne boole nañ leen ci li nga xam ne moom mooy passeport diplomatique mën naa ni flagrant délit lañ leen jàpp est-ce que loolu nekkul wàllum injustice tamit waa xam nga mooy li may wax rek parce que tey coow li rek mooy justice buy sooxe la tey am na yenn réew yu noonu ci àdduna bi buzz bi benn jour lay doon parce que dañuy xam ne tey lii mooy information bi mais xam nañ li topp parce que dañuy xam ne fii du ñu baal nit li texte yi wax rek la ñuy def quoi muy député muy lépp gis nga Sénégal ñi ko war a tëgg ñi ko war a defar mooy doomu aadama yu jubal dëggu te nangoo def li nga xam ne dañ koo waat parce que man mënu ma gëm ne da nga taxaw waat tey aujourd'hui suba ñu gis la ci naka sudul noonu tey gis nga ñi nga xam ne tey ñoo war a atte suñ gënee dëng ñi ñuy atte dëkk bi du jub ilaa yow mi din parce que ku ñu wax par exemple da nga war a taxaw atte da nga doon nit boo xam ne da nga war a am foi di def te yàlla suñu borom rek tax di ci xool sa diggante ak suba parce que fii wax naa ko du kër am na ñu fi nekkoon jóge nañ fi tey lépp loo fi def parce que da nga ko def parce que politique la da nga bëgg lii nangam place bi nga toog am na ko fa toogoon te ëllëg lépp loo xam ne def nga ko te méngoowul ak en fait li nga xam ne mooy en fait les réalités mooy texte yi pour sonal sa bopp boo demee dañ la koy laaj léegi nag problème bi mooy mën nga ñoo nax dem mais mënoo nax yàlla suñu borom nit ñi nag am na ñoo xam ne amuñu gëm ko amuñu foo seen yoon ne aussi ay luy xew suba lijjantiwuñ ko xaalis moo ñor mais nag am yenn yoo xam ne moom yàlla suñu borom du ko bàyyi mu jàll mais nag il faut ñu tëggaat doomu aadama yi ay doomu aadama yoo xam ne diñ yoo xam ne dañu en fait dañ ko wane seen ndaw quoi ba bu ëllëgee lépp lu ñu soxla ci réew mi am ko quoi mais dëkk bi moom ku def lu méngoowul ak lu yoon di def na yoon dal sa kaw. d'accord sànq yaa ngi ko wax ci say biir yi wax nga ne ki nga xam ne moom mooy Kilifeu Simon mën naa ne yéen a bokk même quartier bi ngeen dëkk na tey jii nii lan moo waral xeex boobu noonu jàppale woo leen ci xeex boobu noonu tey. waa xam nga tey dañu nekk ci benn dëkk boo xam ne man dafa am nu ma taxawee dama am yoon balaa may jàppale nit xam nga nit ñoo ñu jàpp la ñu nekkoon ba ñu jàpp leen yëguma ko woon la ñu nekkoon tey ba ñu jàpp leen man yëguma ko woon. mais vidéo moo tax ñu jàpp leen. non waaw moom laa wax dama ne. tey amaguñ preuve. voilà la ñu nekkoon ba ñu jàpp leen man yëguma ko man dama xëy dal ci benn vidéo tey aujourd'hui su fekkante ne damaa jug pour jàppale ñoo xam ne nekkuñ ci yoon te ma ne man yoon laay xeex naa fekk la est-ce que comprendre baax li tey li ma mën rek mooy tey yoon na am ci dëkk bii te ñu bañ a def ku ma am ndey ak ku ma amul ndey làq sa doom dóor doomu jaamur léegi nag bu fekkante ne tey li ñuy toppee doomu aadama yi du ñoom justice teg leen daan wala bëgg leen éliminer politiquement man boobaa sama combat ca lay commencé su combat baax na parce que bëgguma kuy faawaagal doomu aadama parce que dafay baare sa yoon. mais loolu noonu actuellement buñ ko waxul tamit. waaw nit ñi loolu la ñuy gis ndax boo seetloo ki nga xam ne moom mooy Bougazelli bi nga xam ne génn na récemment. taxaw ci télé yi di wax lu ko neex. ñu génnee ay vidéo li nga xam ne tey jii mën naan da doon corrompre li nga xam ne moom mooy justice sénégalaise. donc xam ne loolu méngoo na at li nga xam ne moom mooy li dal ñoom Kilifeu. donc loolu xam ne injustice la. te yow ci injustice ngay xeex. donc foofu c'est preuve à l'appui. ba may wax ci problème Bougazelli allez même leen ngeen vérifier samay archives du léegi de
man booy wax ci problème Bougazelli mooy bi problème bi amee tak ñu jàpp ko. j'ai bien dit aux enfants mag muy sàcc jarul du copier. man boobu dama ko wax yàgg na mu ngi sama chronique yi kon nag ba may dal Bougazelli problème bii amagul. problème mu ay ñoom kilifa ak yooyu affaire yu amagul quoi. donc jàpp nañ ko génn nañ ko ci loo xam ne méngoowul ak yoon. mooy li may wax rek tey aujourd'hui loolu mooy justice bu sooxee ba aujourd'hui bu ñu jàppee ñeneen ñi. doomu aadama yi jug pour sotal leen mais jug pour sotal aussi parce que su ma nee par exemple Bougazelli li muy def du yoon nañ ko arrêté jàpp ko man maa ko waxoon ci chronique ba. dama doon bañ kuy def lu nekkul ci yoon tey aujourd'hui ñu jàpp ñoo xam ne par exemple nekkuñ ci yoon. mu ñëw taxaw ne neen jàppale c'est contradictoire su ko mën a baal li ma wax te man bugguma di indi loo xam ne suba mën naa ko c'est-à-dire que damay def ndànk sur yow da ngaa bëgg a wax ne maanaam ñoom kilifa li ñuy def nekkul ci yoon. non dama ne bu fekkante ne li ñu leen tuumaal. loolu am na. nekkuñ ci yoon. parce que suñu diplomatie réew. du lu ñuy salfaañee. dëgg ma dama ne ba léegi dama ne la man j'ai vu des vidéos mu génn ma gis kilifa génn parce que man damay déglu te damay suivre actualité bi. mais ñaari vidéo waaw ñu indil ko beneen vidéo. ñaari vidéo yëpp benn la. waaw non d'accord ñaari vidéo yëpp benn la. ñu indi beneen vidéo. ma jël nañ kilifa yóbbu nañ ko. li tax ñu yóbbu ko que ni dañ ko jël ci ay affaire problème mu visa et diplomatie affaire yu doy comprendre nga. léegi dañuy déglu yoon. comprendre nga ñu dem ci yoon def benn lu transparent. ñun duñ ay dof dañuy xalaat. le président de la République Macky Sall. barki Mawlana Cheikh ëpp ñu xel. dañuy xalaat yàlla moo ko jox tey nombal tànk bi ñu nangul ko muy un président ñu jiital ko. mais ëpp ñu xel dañuy xalaat ba âge lañ jàng fi ñu war a jàng xam-xam jàng téere yi dem pare toog di xalaat. dañoo opté wul nekk ay politiciens léegi li ñu bëggoon doon nañ ko. mais tey lépp loo xam ne def nañ ko te mu leen jaaru yoon bii. Sénégal am na ñoo xam ne duñ nelaw parce que mënoo fi ñëw ne da ngay den par exemple un activiste da ngay doon ko xam ne da ngay xeexal réew mi. ba pare yow tu n'as rien dans la tête. suñu gisee loo xam ne jaarul yoon dañuy wàccaat ci terrain bi xeex ko. comprendre nga suñu gisee loo xam ne vraiment li jaar na yoon amul luñ ciy wax que justice soit faite parce que ñun ñëpp loolu la ñuy wax que justice soit faite. c'est toute chose. voilà ñu jëm ci leneen li nga xam ne mën naa ne lëmbe na askan wi jamono bi mënuñoo toog 24 heures boo xam ne déggoo ñu ne rey nañ diw wala rey nañ diw fii nii ñu bëggoon a xam yow laay en tant que chroniqueur lan nga ñu mën a wax ci ñaawteef yu bon yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel jamono yi ñu toll nii. waaw d'abord ñun dañu am sax projet boobu. incha allah rabi ñu ngi waajal ay tournée. ñun bëgguñu dem rek tourner parce que dañu bëgg a def concert nii rek après doomu aadama yi fii dem ñun non. li ñu woote ci sensibilisation loolu la ñuy doxee. lutte contre la violence et la délinquance. mooy suñu tournée bi ci loolu la ñuy dox. xaaruñu ci ku ñëw jox ñu ci xaalis ñu fay xaaruñu ci état bu ñu subventionné gaa bu ñëwee ñu jël parce que bëgg nañ ko. yàlla mayaguñu doole yoo xam ne mën nañ ci def yenn affaires yi mais tey aujourd'hui bu fekkante ne tey yenn ñaawte fi mu ngi am ci réew mi dafa yàgg du tey dafa yàgg. tey dafa am ay doomu aadama yoo xam ne dañ leen a tëggul nit da ngay am li ñuy wooyee éducation boo amee sa doom yar ko jaarale ko fi nga ko war a jaarale. yàlla suñu borom mën na laa dimbale. benn côté bi état bi dafa am part de responsabilité bu rëy ci loolu. dafa am ay doomu aadama yoo xam ne doo leen jàpp rek dugal leen ci kaso bi. bàyyi leen fa ay 10 ans xëy suba sànni leen ci mbedd mi. yoruñ benn dërëm. ñooñu parfois bu ñu gisee société bi ni ñuy dundee sax mën na métti seen xol ba mu jar leen ñu rey ay doomu aadama. tey kaso yi dafa am lu ñu ci war a liggéey da am lu ñu ko war a tëggee. pas jàpp doomu aadama rek di ko seetaan. nit boo ko jàppee à bas âge fexeel mu am métier. boo ko mën nga xam ne day am accompagnement du xëy rek génn rek yorul benn dërëm benn moo samba booy boo jàpp rek yorul benn dërëm. xëy rek sànni ko ci mbedd mi nii. amul dara mu ne kii sama life ñàkk naa ko. bu gisee benn doomu aadama bu mu mën a liquider da koy liquider. te loolu état daf ci am part de responsabilité. parents yi am ci part de responsabilité. gis nga lii buñ ko arrêté wul 10 ans 30 ans ci ginnaaw. bëccëgu nar a kàmb la ñuy rey nit te kenn du intervenir parce que doomu aadama léegi dañoo ragal sax intervenir da ngay gis nit koo xam ne dañ koy agressé. mais dañ naan saa yi su ma fa demee mën naa fa ñàkk sama bakkan. c'est dangereux pour un pays comme le Sénégal. te am na benn xëy na benn nu ñu doon mel suñu biir rek. boo jugee pour def ñaawteef sax boo xalaatee ne lii. su ma ko defee gars yi daal sama kaw du ma ko def mais li may wax rek maanaam dafa dañoo dem ba tey aujourd'hui solidarité amatul suñu biir xamatuñu ay mais da ngay dugg kër goo xam ne ku nekk sa téléphone ngay yor nekk ne la à côté léegi esprit partage bi amatul
comprendre nga te bu njëkk ba doon nañ jegewoo ba ku am problème sax mën ko exposer ci biir kër gi ñu waxtaanee ko mu féetee boor donc ni ñu xaajalee noonu la amee ci mbedd mi te da ngay romb doomu aadama war ko mën a dimbale mais pour nga dimbale ko c'est un problème le Sénégal foog ñu dimbalante suñ gisee nit koo xam ne dañ koy def ñaawteef sa waay man da lay jaral yenn yi comprendre nga ñu aussi bañ a baale maslaa bi daa doy parce que am na yenn yoo xam ne sànq mu ngi am maslaa rek def ko tu ñaawteef duñ bàyyi quoi il faut ñu am noo xam ne dañ koy agir ba pare yar gone yi nañ yar xale yi ce qui se passe nii ci pays violence bii nii suñ ko arrêté wul sa waay bi di kenn rëccul c'est ça. est-ce que mën nañu xam aussi tamit ban solution la ñuy mën a jël ngir ñaawteef yu bon yooyu mën a dakk fi nga xam ne moom mooy suñu réew. d'abord ndaw ñi foog ñu utal ndaw ñi. métier d'abord mu am formation ñu woy jur yi ñëw ci nga xam ne sa biir kër la commencé boo yaree doom. da nga am ne ak njuréel dafa fort. fexeel ba di def ci moom loo xam ne tey boo fi nekkatul ëllëg mën na doon nit koo xam ne société bi da koy soxla mais tey aujourd'hui xale yi ñu baal ma dañuy dugg ci mbedd mi taxawaalu am doom amuloo jotam bàyyi ko ci mbedd mi muy def naka sudul noonu am na foo xam ne bu fa tollee gisul ku ko dimbale day wàcc day siif day sàcc yi loolu d'abord parents yi la état bi aussi xale bu demee ba mu instant tën ay waajuram boo ko jàppee dool ko ci kaso bi bul ko fàtte foofu di ko jox jagaam muy lekk di gën a non utal ko formation utal ko métier xamal ko ay doomu aadama yoo xam ne dañ leen di tàggat di def ci ñoom iman gëm-gëm buñ génnee xam ne liñ nekkoon baaxul mën a société bi mën leen soxla mais tey aujourd'hui parents day du mooy état bi du mooy buñ génnee kanam la jëm rek buñ génnee dañuy nekkaat ci mbedd mi di faagaagal doomu aadama yi rek donc solution yi loolu la na ci parents yi d'abord njëkkee ci kër yi ñu jihaat ci teg ci seen bakkan parce que doom da nga war a def loo xam ne dafa ñaaw sax sa doom moo fi meloon nii li ci des mooy bu ñu demee ba ci biti ba tënañ ba ci biti état bi bu ñëwee ñu fexe leen utal ay mesures d'accompagnement yoo xam ne tey bu ñu génnee ci kaso bi war a mën a am ci lu ñu jàpp ba xam ne lee du àdduna donc loolu rek mooy solution bi ba pare aussi doomu aadama foog ñu am foi quoi ngëm moom ci lu mu nekkul ku ne sa waay comme bàyyi maa rek dëgg la comme bàyyi ma est-ce que ki nga xam ne moom mooy Laye Boutique am na ay ambition politique bon pour l'instant ma ko dama bëgg politique nag dama koy suivre waaw dama ko yàgg suivre parewuma pour politique politique bi may def mooy nan laay xeex ba xeex la politique politicienne man noonu mooy sama ambition nan laay def ba sensibiliser doomu aadama yi nan laay def ba sensibiliser parce que tey aujourd'hui gis nga jeunesse bi am na ñenn yoo xam ne dañu suivre politique ñu ngi ci réseaux sociaux yi mais ñi dàqa voté newuñ fa tey jeunes yi ci bëri élection bu jotee seen kër la ñuy toog teg caan baa ñu nelaw mais am na ñenn yoo xam ne suñu paa yeeg maire yeeg ñoo dàqa dem voté ji mais ñooñu il faut ñu sensibiliser leen pour xamal que ne leen nit ñi kat bokk nañ ci doomu aadama yoo xam ne tey bu ñu yoree réew mi mën na avancer du rek par exemple benn affaire bu ñu lay jox muy intérêt boo xam ne yow mag nga même boo fi jógee sax xale yi mën nañ jëriñoo quoi donc ñooñu dañoo war a sensibiliser te pour ñu sensibiliser da ngay wax ñu dégg moo tax man li may def saf ceebu jën olof bu leer nañ laa lay lakk parce que ñi may waxal bëri waxuma ak ndaw ñi kese damay wax ak xale yi ba ci paa ak maire yi parce que yàlla suñu boom def na ñu may déglu su ma la waree sensibiliser ne kat nii ak nii ak nii ak nii donc ñooñu aussi ñu war a sensibiliser man politique boobu laay dox nan laay def ba bu tey comme par exemple feebar bi amee coronavirus def naa ci ay plus de 8 capsules 10 capsules du état bi moo fay pour ma def ko je fais mon devoir dama koy def parce que su génnee après maire bi moo may oo na ma walaay wax nga dëgg man kat sama kër nii la woon mais tey def naa saabu ci buntu kër ku ñëw mën la raxasul am na yenn communication yoo xam ne egsiwul foofu ci moom te man aujourd'hui mu ngi may déggee ba su ma waxee mu déggam donc man li may xeex li muy prôné surtout nag perte des valeurs summeeku beeg yenn business yi man dama koy faat bugguma yenn c'est ami yoo xam ne ça ne reflète pas les couleurs du pays man dama koy xeex ak sama mbokku rappeurs yi les célébrités là ñun ay célébrités yu amul ay way lañ am non bi lay ay waye kese ñoo nekk ci dëkk bi muy les rappeurs comme les mbalaxman ñii rythme rek la ñu topp ñii ambiance kese la ñu topp seen yoon new si lañ am lu ñu def seen poste après mooy loolu quoi les rappeurs tey li ñuy wooyee par exemple la révolution dëgg rap nga war a mën a yee doomu aadama yi mais léegi on fait que maa la dàq rap sa gel bi nii sa rappeur bi nii c'est des choses yoo xam ne c'est insensé ki rabul sax mën na ko quoi essayer d'avoir le rap sénégalais yu nul c'est nul ay doomu aadama yi xam ne ñoom tey aujourd'hui ñoom lañ gën a xam ñooy nekk tanoori doomu aadama yi di leen déglu doomu aadama yi di leen déglu c'est des gens yoo xam ne tey mooy yàlla baal quoi man il m'inspire rien quoi
c'est des gens yoo xam ne mënu ma leen déglu parce que mënu ma leen déglu mënu ma leen déglu nga am ay mal dàq rap suma bëling bi nice garaawul man loolu laa njëkk a def ci rap dama ko xas la pendant des années mais y a des le rap sénégalais est nul parce que amatul texte amatul mënuñu bind léegi yaa ngi gis tamit ñuy wax ku ne lu neex ngay wax quoi ku ne lu neex ngay wax parce que amatuñ xalaat te ñun dañu soxla ay doomu aadama yoo xam ne dañu bëgg ñu war a jëriñ société bi tey rap bi nga doon gis autant ñu koy wax ak ay textes yu engagé ay Taddy Bibson di gis ay Max Crazy di gis ay Gaston ñu lay jox ay thèmes yu doy waar comprendre nga le groupe kër gi gars yi di xeex yenn affaires yi mais da nga ko gisati mais amatul ay bling maa la dàq rap sa rappeur bi nii et puis c'est des mensonges les rappeurs dañ ma ñoo dàqaw meew ci town bi parce que xam nga lu may jaaxal man mënu ma la nga def benn son ba pare naan la gars di clash gars dugg si vie privée naan ko sa gel bi te yàlla xam ne xamoo sax kuy gelam dugg ba ci biir privée ne ko sa jabar mais tu n'as jamais vu sa femme sa rappeur bi léegi yematul ci rappeur bi fan si ngay classe ne ko sa rappeur bi léegi sax dañuy dugg ci diine bi encore léegi ay détails yoo xam ne je suis vraiment désolé xam nga yooyu c'est des choses insensées quoi parce que damay wax engagement dëgg nit ku am détermination ku am foi ku am gëm-gëm gars yi fi ñu tànqee man falaa naanee mais je suis désolé quand je vois des rappeurs qui viennent nous dire que ay mots di xool ñi ngay yóbbu loolu c'est trop dire quoi est-ce que comprendre nga tey aujourd'hui mooy li ma wax dafa am ñu soxla dafa am ñoo xam ne dañu leen war a dimbali. ku ne gis na li xew ci Sénégal ñaawteef yi la violence xale yu jigéen ñi di bàyyi jàng le tabac est là booy chicha tout le monde di def ay solo yu ñàkk ay détails nga war ko mën a xeex mais non tu viens nous dire que ne même comme le Sénégal amul problème quoi mu di xoolal ñi ngi yóbbu quoi loolu vraiment je suis vraiment désolé quoi est-ce que comprendre nga tey ñun dañu soxla loo xam ne dafay dimbale ndaw ñi quoi franchement man je veux pas j'ai un gosse de 6 ans 7 ans comprendre nga bëggum muy déglu loolu quoi boo koy wayantu est-ce que comprendre nga te ñoom ce sont des influenceurs c'est des gars yoo xam ne dañ leen a xam ci town bi est-ce que comprendre nga ñu am fu lu ñu liggéey mais nañ bàyyi xel que ne parfois li ñuy def si seen son yi seen track yi booy dañ koy reprendre ci mbedd mi mais on doit éduquer ces enfants là parce que gars yi am nañ 20 ans am nañ 30 ans am nañ voire 40 ans am nañu koy am mais nag il faut être de vrais responsables parce que man lu ma bëggul sama doom di ko fooye mais bëgguma ko def ci un son quoi les rappeurs là dañuy nelaw rek quoi c'est nul quoi le rap sénégalais est nul. donc yaa leen gën a aay daal. non je dis pas maa leen gën a aay côté rap waxuma côté boobu quoi. ay flow lyrics waxuma affaire yooyu quoi. mais c'est-à-dire que du ma ñëw ne gars yi man maa leen gën a aay. parce que saabu du fóot boobam. mais les sénégalais yi déglu. xam ne exactement kan mooy Boutique Laye. comprendre nga. man j'ai fait quelque chose boo xam ne ci hip hop bi. ci côté lyrics écriture. ci côté tout récemment j'ai fait un son boo xam ne nit mënul dindi que ne c'est le titre de l'année. fii je dis 10 ans en arrière. ba tey ñu taxaw nii. nit mënul am son bu gën a engagé liste noire. bëgguma am doom nit mënu ko am. waaw liste noire c'est un single boo xam ne dafa jotoon pour ñëw ci réew mi. mais artistes yi amoon courage bi def ko. moo amutoon ci réew mi mais xalaat bi. mu ngi woon ci xalaatu sénégalais yi. il faut nga am courage nag. pour ñëw parce que li ngay def boo ci xoolee sa diggante ak sa borom doo ci ragal dara. je suis pas là pour dire que ne damay waayoo ak les célébrités. pour ñu yokkuma tur que ma gis lu bon war ko wax du ma ko wax. non man moom tant que maa ngi gis lu jaaduwul ci réew mi rek quoi. incha allahu rabbi li ma ci mën dinaa ko def. Sénégal man mënuma concevoir mbon ci réew mi ñu wax Sénégal le Sénégal est une république laïque mais à 97-98% musulmans. mënuma concevoir dëkk bi ñu nekk mbon gën fee fës lu baax te mbon moo gën a fës ci dëkk bi lu baax tey aujourd'hui tey ki nga xam ne dafay wane ci wàllum diine gi wala muy wax tey par exemple si un débat bu amoon ñuy wax auto affaire environnement de l'autre côté ñu gis ne par exemple am na beneen gaayan buy live par exemple tel que Pawlish Mbaye Adamo tey boo ñëw ci environnement ay 3 vues nga gis 4 peut-être xëy na 5e bi man la fay boo fa demee y a 12 000 personnes en direct di seen des choses yoo xam ne booy jurul leen dara on ne parle que de sexualité affaire de mœurs mais ban réew mi nu mu c'est-à-dire xam nga lu may wax man lii nii bu àddakul 30 ans Sénégal lu muy doon tey kan moo def Adamo Sarr c'est pas les Maliens ni les Burkinabés
non. les Sénégalais ñoo ko def star parce que ñoo koy cliquer ñoo koy vu saaga yi muy saaga daf leen neex wax ju bon ji muy wax daf leen neex est-ce que man baal li mu bëgg wax tey ñu ne dañoo bëgg réew mi dox te ku ne ngi sëgg ci téléphone am mais ku ne mënul sëgg ci téléphone réew mi dox réew mënul dox c'est impossible je suis vraiment désolé pour ces genres de personnes là yu nekk Sénégal kan moo di dooleel les Sénégalais ñoo di dooleel ñoo di cliquer mais est-ce que tamit nekkul ne aussi tamit nguur gi tamit ñoo leen di dooleel nguur gi comment parce que yenn yi tamit taxaw yow ci say écran di saaga nit ñi parfois dañuy saaga sax yenn ñoo xam ne yow tey jii nii ci opposition bi lañ bokk wala da ngay gis ay nitu diine yoo xam ne dañ leen ciy saaga. te état bi jëlul benn matuwaay ci loolu noonu. li ma leer ba leer mooy nitu diine képp ku koy saaga nekk Sénégal fii ñu identifié la. mooy yow suba doo yeew man loolu dafa maa leer. nitu diine. nga taxaw fii nii. confrères yi di ko saaga. ñu xam fi nga dëkk fii Sénégal. man leer na man suba doo yeew. gars yi xaaruñu état pour régler ce problème là. tey biti ngay nekk. di wax naka sudul noonu te nag ña lay seetaan di la dooleel mooy les Sénégalais je suis vraiment désolé dañu bëri ay doomu aadama yoo xam ne yàlla ma yàlla baal quoi amuñu njëriñ pour la société sénégalaise quoi est-ce que mu xam nga médiocrité gars yi ñoo ko dooleel affaire yu wajo woyee ñàkk fayda ñu jël may ko doole kii je suis vraiment désolé quoi damay sama xol day naqari quand je vois certaines personnes doon ay célébrités au Sénégal comme man je suis désolé mais bu dee affaire comédie mais Niankou c'est un comédien hors pair. Bien sûr. te pourtant li muy def mu ngi ko jaarale ci yoon ba ay mag di ko gis di ko féliciter li muy def. gars yi sont pas des comédiens de c'est des bêtisés les Sénégalais ñoo namm bêtiser ñoo bëgg bêtiser ñoo bëgg ku leen di wax lu bon. ñoom ñoo mën di valoriser lu bon ñoom ñoo koy partager. est-ce que man les Sénégalais ñu ñooy partager lu bon. bien sûr ba pare nag bëgg lu baax Sénégalais. mooy wër lu bon ba pare bëgg lu baax. te aujourd'hui li ma ko wax nii. je dis haut et fort. les commentaires sont là. ñi ma tudd ci liste noire bi. ku leen bëgg a jur. bindal ne man maa bëgg a jur nii. kon les Sénégalais ñoom seen bopp. yow yaa ngi seen ko xam ne bëggoo ko jur. yaa ngi koy may doole. tey boo ko mayee doole mais say doom rëccuñu. say doom suba dañ ciy cliquer di xool waa ji moo ma neex. bu ngoonee jotee ñu nga dugg ci biir kër yi génn nit wax la nga jaar fu ñaaw. je suis vraiment désolé quoi mais gis nga réew mi dañ ko war a tëggaat. doomu adama yi am diine am foi am ngëm-ngëm. xool fan la ñuy teg seen tànk. mais Sénégal ñoo mën a promouvoir lu médiocrité lu bon surtout vous la presse surtout vous. yaa ngi tooñ presse. non parce que xam nga la may problème bi. je l'ai dit sama benn interview. xam nga la moo tax yéen da ngeen am doole ci réew mi. yéen da ngeen war a bokk ci ñiy participer lu tëgg réew mi lu ko tabax. est-ce que comprendre nga. tey bu ngeen gisee loo xam ne mën leen yokk ay follower te mën a gaañ ay xale. ay doomu adama mais bu leen ko partagé. mu ngi amee follower. mais bu leen ko partagé c'est parce que léegi da ngay dem instant mooy xam yéen a waroon orienté doomu aadama orienté la société mais société bi moo di orienté parce que lu bon li dañu orienté ba léegi da boo amoon sax par exemple da ngay am li bon sa déontologie sa éthique sa morale yëpp da nga koy ñëw bafoué ko parce que pourquoi da nga bëgg a partager un gars boo xam ne il fait le buzz même s'il dit des bêtises même s'il dit des choses yoo xam ne tey arrangé wul le peuple comprendre nga je suis vraiment désolé tey li ngay yaa ngi partager une personne ci sa site pour am ay flower te leer na ma leer yàlla ne yow moom si ni boo fëggoon sa buntu kër gis ko muy saan sa doom di ko saan nga tàkkale ko nga yëg ci kawam ne ko je veux plus que nga gis doomu aadama bi mais pourquoi nga koy interdire sa doom ba pare di ko posté doomu jàmbur di ko gis je suis désolé da ngeen am doole ci réew mi yéen a bokk ci di changer réew mi te yéen a bokk ci di defar réew mi la presse sénégalaise dimbal leen ngir yàlla ngeen gën a tabax réew mi que di jël yenn affaire di ko def je suis désolé loolu dëgg la Laye balaa ñoo tëj ñu bëgg a xam li nga xam ne moom mooy sa carrière musicale foo ci toll. waaw bon ñu ngi enregistré album. sori nañ ci nag. waaw man parfois sax du may bëgg a wax ci parce que chaque jour gars yi dañuy laaj album mais ñun dafa am noo xam ne nu ñu ñëwee ci réew mi dañu bëgg a liggéey un album boo xam ne def ci le maximum de promotion. pour mu àgg fi mu war a àgg. parce que dañuy wax ak ñëpp. dañuy wax ak Sénégal société. politique. religion dañuy wax ñëpp donc loolu mënul gaaw quoi te ñun dañuy dem gëstu ji taataan ci mag ñi pour ñëw indil réew mi ñu déglu moo tax parfois ñu defar mu baax après ñu dem changer lyrics affaire yooyu moo xaw a yéexal quoi mais insha allahu rabbi soreetuñu ak tuuti koom quoi xam nga ñun dañoo xaw a kii mais yàlla baax na ko yàlla indi koom bi quoi insha allahu rabbi donc ñu ngi préparé benn tournée nationale insha allahu rabbi pour dem Sénégal sensibiliser en fait jeunesse bi ci non-violence lutte contre la délinquance loolu mooy objectif tournée bi ñu ngi ñaan les partenaires ñëw jàpp ci parce que dañu ñoom foog ñëw jàpp ci dafa métti tournée benn concert bi ngay def rek ci benn dëkk bi ça vaut des millions comprendre ñun dañuy taaba boutique bu mbagg laa yor sa waay sama staff kii
defarkatu moto la kii jaaykatu télé la kii nangam ñuy cotiser suñu biir pour bëgg dëkk bi baax donc partenaires yi ak ñi nga xam ne mën nañ ci def seen xaalis pour ñu ñëw ñu mën a sensibiliser askan wi donc nañ ñëw incha allah fans yi namoon nañ la trop tey jii ni ana lan ngay baaxee ñi nga xam ne ñoom ñooy sa fans yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers les réseaux sociaux. ñu doon liggéey réew mi j'aime beaucoup mes fans damay échanger ak ñoom man ni may échanger ak sama fan yi ñu ngi may dégg xam nañ ma ku ma ci woo ci yow nekk looy def nga ne ma lii laay def man la góorgóorlu ci man kat defuma dara mën a fexeel ut loo def damay jàng man la bul ko baax je suis rappeur ndag maa neex yaa tax ma dugg ci rap bi looy def à part le rap je suis élève bul ko baax je suis commerçant nekk ci parce que loolu mooy doxal réew mi est-ce que comprendre nga tey le rap te àndut ak dara doxul taxoon a def bu dëgër bi ci laa bokk Kaolack xam nañ ma Sénégal ñu ma umpale mais bu xuut bi bu xaat bi bu wow kongo bu safkaane bi ci laa nekkoon mais nag quand je dois parler doomu aadama yëpp di ma déglu il faut moom stratégie boo xam ne dama fay jaar pour wax ñëpp dégg ma moo tax ma allergie sama business wàcc wax ak sénégalais yi te xam ne man réalité bi bii la mooy bu saf cee bu jën bi bu dëgër bi ma ba ko kaana yi pour ma mën a jëriñ sama askan ko donc voilà tey ci gàmmu lañ nekk donc jarul freestyle ñu ñaan yàlla suñu borom rek. non bëgg nañ nga may ñu ci nag. waaw non ci gàmmu lañ nekk rek non may ñu ci rek ci l'histoire bi. bés bi fi na bi juddoo gën a neex acca leen nañu gàmmu ji Medina Baye Niass solo li nga gën a bëgg te xeeñ lu neex ñu fekk ji Barhama Kaolack ñoog Barhama Niass comme abiyon yeeg jas suñu xol bee la ni cas ñëpp naan ñas wite su roppalaan dugg fas ñoog bàyyi la woon aras Seexu Tijaan nga fas te moo di baay. merci beaucoup macha allah kontaan nañ. muy doon loo xam ne singalu gàmm gi la. yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm. amiin amiin amiin. ci barke gàmm gi. yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm. amiin. yàlla nañu yont yàlla Muhammad dooleel. yàlla nañu bépp wàllew bu nekk ci pays bi dooleel. Cheikh Ibrahima Niass Mawlana Baye. Xaadimul Xaadim Serigne Touba. Sidi Hadji Malick. Bu Kunta Ndiassane. Ceneba yi. ba ci église catholique bi. yàlla na yàlla def Sénégal jàmm. Limaamu Laay. yàlla na yàlla def Sénégal jàmm. parce que dañ ko soxla. dañu soxla jàmm ci xol yi. ak ci xel yi pour mën a dormir tranquillement donc tey bisu gàmmu la. ci barke weeru gàmm gi. yàlla na jàmm am Sénégal. info réew mi. gars yi da leen siiwul gars yi. en tout cas merci beaucoup kontaan nañ trop. salli ya rabbana wa zalim alama wa huwa lil khalqi rahmatu wa sifa'u kayfa tarqa ruqiyaka الأنبياء يا سماء متى ولات سماء